mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu daleen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi ñu door ko li ci gën a fës mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu ndonoy magum l'islam ñi nga xam ne ni fu mu nekk nag yëkkati nañu seen ay kaddu gis na daal lii nga xam ne ni moo di kon réseaux sociaux yi jël nañ fa ay kaddu di ko fësal jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kon kilifa diine yi tax nag ba fu mu toll nii ñoom nee nañu daal dinañu xeex lu ñu mel ci àjjuma ji ñu fas yéene daal di nag taxawu ñaxtu goo xam ne ni dañu ko jagle lu ñu mel fexe ba mbir yi kon daal di kon dakk ñetti fan yoo xam te ni dañ koy toog te duñu defar mburu mooy li nga xamante ni moom la jaaykatu mburu yi daal di fas yéene daal di def ñoom nag boulanger yi daal nee nañu feek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu dëkkmal ñoom dinañu kon fexe ba kon nguur gi def li nga xam ne ni moom moo war mooy daal di tere li nga xam ne ni moom mooy lañ leen wax ñu yokk mburu mi ñoom ñoo nekkoon di jaaykatu mburu yi daal nee nañu fu mu ne nii xeex la bu ñu kon daal di dëkkmal ñu wax nag hôpital régional bu Ndar Géej fu mu ne nii seen i ay jafe-jafe la ñu wax dee nañu daal seen l'hôpital ba lu ci bëri si seen i ay mbir dañu ko salfaañe ñoom ñoo wax jëmale ko ci li nga xamante ni moo di ñiy sajj tarixa yi tax nag ba ñoom daal nee nañ ci àjjuma ji dinañ taxawal seenub ñaxtu bëgg nañu ñu jël ay daan yu rëy daal di ko teg ci ñooñu nga xamante ni nekk ñu fi dul yàq derub lislaam Aïcha Jaxate ay audio yu ñu nemmeeku di ko tasaare ci réseaux sociaux yi di ci yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci kilifay diine yi ci réew mi merloo lool convergence taxawu ndonay magum lislaam ba mu jaral leen ab doxub ñaxtu niki àjjuma gi ñu dëgmal. dañuy waajal benn marche bi tax ñu koy waajal sëñ Maxtaar tudd na ko léegi sëñ Modou Mbacké ñëw gën ko firndeel mooy ay insulte ak i xas yu ñaaw yoo xam ne yëkkat nañ ko teg ko ci deru magi réew mépp di Sénégal te ay xale salafiste def ko loo xam ne kuréel gi di AIS depuis 2015 la gisoon lu mel noonu taxaw ngir nan lañ mën a fexe di dugg ci Guuta gi Mali dugg wala Niger ñooni lislaam ndax ñooy xeex ak waa lislaam. ab janow taskatu xibaar lañu daal di amal plateforme buñu daal di sos mu yees ngir mettitlu bu baax a baax kaddu yu ñaaw yilee dem nañu sax bay sàkk ñu amal ab loi boo xam ne day aar bu baax a baax li fi mag ji bàyyi woon. ñun jël nañ ay engagement li war nag nga xam ne moom la yoon wax ci en tant que république lay def mooy danañ ko topp loolu tax ñu woote marche bi buñ ci jógee danañ dem toog jébbal def benn pétition. loolu nag lañ ciy bëgg mooy li nga xam ne mooy kilifa yooyu ñu mën leen a protéger ban mën a am benn article bu ñu wote boo xam ne nii ni mu aaree président de la république noonu la aaree kilifa yi diine yooyu. fan yu ñu weesu
ay fichier audio yu ñu nemmeeku ne ñu ngi koy tasaare ci réseaux sociaux yi mu am ay kaddu yu teggineew lu ñu teg ci ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba Haj Malick Sy Cheikh Ibrahima Niass ak Seydina Limamou Laye mu doon ay kaddu yoo xamante ne nii ndaw ñi féetewoo diine tey méttidu nañu ko lool ñoom convergence taxawu ndonoy magum l'islam jàpp ne ay daan yu métti la ni sàkku ñu teg ko ci ndodd yi ña koy amal waaye itamit di ko xeex ba ca pandaw la. Aïcha Diakhaté ñu daal di wax nag ci li nga xam ne moo ñeel mbirum mburu mi boulanger yi nekk nag ci Sénégal fu mu toll nii daal nañu nag daal seeni jaase fas yéene ko daal di nag defante ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo di nguur gi la ñu bëgg moom mooy daal toog ñetti fan yoo xamante ni duñu lakk mburu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août kon gi ñu dëkkmal ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñoom ñoo nekkoon di boulanger yi daal nee nañu njëgu farine gi yokku na te ba léegi mënaguñoo yokk li nga xam ne nii moo di njëgu mburu gi ki nga xam ne moom mooy Badaga Sama moo ci yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko ak Théodore Semedo. depuis le premier sang yi ba léegi ñu ngi yëngatu di dox ak a wax ak état bi bu ngeen xoolee sax ci mois de avril bi defal nañ ci arrêt de production mais lépp loo nga xëy ni tënkan nañ ko ak état bi la ca waroon a génne état bi waroon koo siiwal état bi dafa dàq loolu ndax prix bi nga xam ne moom lañ gis boulanger yi gisan 1,17 état bi gisan 0,95 nangu la appliqué prix yooyu moo tax boulangerie yi fi mu ne ci jamono bi ñu toll bind nañ ministre bi yëgal ko bi ñu jëkkee taxaw dafa tombé woon ak muy soog a toog bi ñu premier ministre dalalee mu jël ay engagement ci kanamam ñu jëleen dalee 3 mois ñi mu jën ko wàcc ba ci 2 mois defee benn protocole d'accord ñu yaakaar ne protocole d'accord boobu bu ñu saytoo ba pare lu ca génne état bi dina ko jëfe mais depuis 18 juin ba léegi état bi xam na la nga xam ne moo fa génne mais nangu koo jëfe moo tax fi mu ne comme wax nañ dégguñu ñu bind nangoo ñoo noon tontu moo tax ci RDS ak ñi mu àndal ñëpp d'accord nañ ci le 27 ak le 28 ak le 29 dañuy taxaw te taxaw boobu fii amuñu liñ bëgg mois bu toll date boobu bu jotee dañuy taxaw te du ñàkk yeneen yoo nga xam ne itam dañ ko boole ci biir. ñu daal di wax nag ci li nga xam ne ni moom moo am ci hôpital régional bu Ndar Géej fu mu toll nii askan wi jaaxle nañu ndax seen hôpital boobu daanaka dara ba dara boole jeex amu fa wala sax bu ñuy wax mooy naal lépp loo xam ne ni nekk na fa rek fu mu toll nii gis nañu ne daal seen l'hôpital ba lépp daal dina màgget daal di wopp tax nag ba askan wi sàkku nañu ci nguurug Sénégal ñu daal di jublu ci lu ni mel maître Alioune Aba Talib Gueye la ñuy teewlu ay kàddoom ak Gabriel Baax bi. mën nañ wax sax ne. hôpitalu Ndar mooy malade bu rëy bi ndax bu ñu demee ba hôpital boo xam ne woon dañ ne hôpital universitaire la boo xam ne sax dañ fay ñëw di jàngale bokk ci yi gën a kaw yu Sénégal ñu dem ba hôpital ba koo ne def wasine fa mu ne bàyyi ma wasin sama kër wala ca dispensaire ba koo ne demal faju fa mu ne déet yóbbu ma ci militaire yi wala nga yóbbu ma ca hôpital Ousmane Ngom wala ci dispensaire ba kon loolu lu doy waar la ndax li rëy li muy faj fa lañ ko war a def kon loolu moo tax tey jii ñu ne nanu daje waxtaan ci li nga xam ne nag directeur mën na ko saafara mu di ci marché bi te dax fatal ci doxane bi ci accueil bi yëpp yooyu moom dinañ dem ci saa si ñu réglé ko ndax loolu lu nu mën réglé ndax fii la mais yi ci des nga xam ne état war na ci taxaw yi ci des nga xam ne maire war na ci taxaw kat ñun xuloowunoo kenn xeexuñoo kenn li nu bëgg rek mooy yelleef yi nga xam ne Ndar war na ko am mu am ka ba dunootoon jóge file di dem Louga ndax diggante di fii ak Louga dee xaj na fi diggante fii ak Thiès dee xaj na fi. ñu wax nag ci li nga xamante ni moom mooy mbirum feebaru col de l'utérus daal dina jaaxal waa Sikicoor li ñu gis mooy daal yenn ci kon mbir yi nga xam ne ni ñu ngi ko fay faral di defaree di jur li nga xam ne ni moo di mbirum chimique kon di jur yooyu lee kon jàngoro tax nag ba daal dinañu sàkku daal ci njiit yi ñu daal di xoolaat bu baax a baax li nga xamante ni noonu la soxna yi di nekkee foofee Amady Xalil Jéeme. nombre jigéen yi nga xam ne ñu ngi souffrir li ñu duppee inflammation du col de l'utérus day gën a important ci région bu Ziguinchor technicien yu domaine bu santé ñoo def constat boobu ci Bignona te lu ñu indexé comme loolu mooy cause situation boobu mooy substance chimique yi nga xam ne ñu ngi ci produit hygiénique yu jigéen yi di utiliser seen partie intime yi benn sensibilisation dañ ko préconiser pour limiter dégâts yi suñu sukkandikoo ci lu ICP poste de santé bu Tangori Transgambie yëkkati comme kaddu Ousmane Mané.
na yenn ce qu'on appelle nous des candidats, c'est-à-dire am ay petites blessures yi ndaw nekk au niveau du col de l'utérus yooyu tamit feebar la si yooyu mais liy indi yooyu yëpp ñun feebar am na mais yu bëri léegi di njaay bi moo koy indi surtout jigéen ñi jëfandikoo si yooyu pour se faire protéger par rapport à leur hygiène. Ils utilisent des produits chimiques, comme ce qu'on appelle les shampoings, et aussi d'autres produits comme coton, là, les cotons qu'ils utilisent, ça c'est des produits, c'est des produits chimiques. loolu bilan la ci séance de consultation médicale et juridique bi nga xam ne am na foofu aussi poste de santé Tagori Transgambienne te waa plateforme des femmes pour la paix en Casamance initié ko loolu permettre na ñu yëkkati ampleur boobule yeneen préoccupation yi nga xam ne ordre juridique la te muy gàllankoor li nga xam ne loolu mooy émancipation jigéen ñi ak xale yi dañ ko yëkkati Mamadou Lamine Sagna moom mooy coordonnateur maison de la justice de Ziguinchor. mariage bi nga xam ne ci cosaan lañ ko def. wala ci jàkka lañ ko def mariage loolu baax na mais c'est des mariages bi nga xam ne dañ koy wax ni inopposable à l'état mais divorce bu waree am divorce nag loi li mu ci wax dafa leer dafa wax nii lu ñuy faral di gis ay may naa la sa baat may ma sama baat loolu loi reconnaître ko loi lu mu reconnaître mooy yan ñaar bu dee bu ngeen tàggatoo da ngeen di dem tribunal xam devant le juge du tribunal d'instance. ay sensibilisation de masse lañu préconisé pour rek mën a gën a protéger jigéen ñi ak doomam si région bu Ziguinchor bi nga xam ne métti woon na si crise bi nga xam ne mi ngi fi am te léegi weesu na 35 années te mu engendré ay conséquences yu métti pour population yi Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalil Diémé ñu daal dem nag ca Sangam Thiamène benn dëkk la bu nekk ca Kaolack fu mu toll ni nag courant am fa tax nag ba fu mu ne nii kon village yi nga xam ne ñoom ñoo nekk village gambien yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk foofee dañu si gis seen bopp bu baax a baax ndax li nga xam ne moom mooy sachet glace ba dañu koy jaayee 400 francs la ñuy jaayee kon li nga xam ne moom mooy mbuusu glace doon nag loo xamante ni daal ñii di askan wi métti na fa ñoom loolu ñu daal di ko jooytu suñu naataangool Hassan Ba. askan wa yeewoo ca Sangam Thiamène di ab dëkkaan bu bokk ci commune bu Médina Sabax ci département bu Nioro ci njiitalu association pour le développement de Sangam Thiamène di ñaawlu lool seen dëkk ba jafe-jafe yu muy jànkuwanteel bokk na si ñàkk courant yóbbee leen jëndee glace juróom-ñetti fukk te monte jëkk ya leen di jaay glace day ca Gambie la ñu bokk courant gi ñu yor Sénégalais leen ko jox romb ay dëkkam. courant bi nga xam ne tey moo dugg Gambie ñun ay sénégalais lañ. nekk ci réew mi ñu jël courant bi tëbale ñu ko dugal ko Gambie te ñun ñu soxla ko war koo mën a am parce que boo demee fii ngeen sànjal ci Gambie la ñoom ñoo ñu ñëw di ñu jaay glace te ci Gambie la bokk te électrification Sénégal la ñuy consommé parce que glace sax bu ñu ko soxlaa gis nga ne muusu glace bu ñu ko soxlaa koor sax 400 francs lañ koy jëndee groupe fu ne lu ne lañ ci def carburant lu ne lañ ci def parce que loolu yaakaar naa tey électrification bi bu ñu ko fi sampoon nii may wax ak yow lu mu gàtt 300 contre moom mën na taxaw kon population bi soxla na ko moyenne habitation bi dox na 19 kilomètres romb na 19 villages wàccut ci benn village loolu yaakaar naa ne dama yaakaar ne ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité boobu des nañ ko yëg ni ñu ko yëgee. ci wàllu wér-gu-yaram seen i dërëm ak seen i doole la ñu boole tabax ab case de santé jamono ji nañ sës leen dëkkuwaay ngir ñu mun fa affecté ak personnel la te ndaxam wér-gu-yaram ca tund wa mu ngi sooxee nu ne. parce que dañ ñu ne su ngeen amee logement ñu indi leen personnel. logement bi ñu ngi koy tabax mun naa la wax na la xaaj na pour l'instant dañuy am jafe-jafe jigéen ñi dañu am jafe-jafe 24 heures sur 24 parce que bu ñu war a mucc dinañ dox 8 kilomètres wala 7 kilomètres te case bi ñun ñoo góorgóorlu suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm tey ak ni ñu ko liggéey logement bi li ci war a dem ci xaalis tout ñun ñoo ko def suñu fukki dërëm suñu ñaar fukk dëkk bi matee na ko war na am poste de santé pour l'instant laaj na ñu collecté ko ñu ngi koy jooy 24 heures sur 24 maire nag mi nga xam ne mooy maire commune de Médina Sabax ne woon na budget bi génn na nekk na 11 millions ñun nag gisuñu ba léegi kilo ciment. leneen la askan wu dëkkee ca Sangapa di sàkku moom mooy ñu talil leen yoon wa fa jaar jëm fa Kaffrine ngir yombal dem beeg dikk bi. mooy yoon bi nga xam ne tey moo jógee Gambie wala mu jógee Kër Ayib dem fii ba Kaffrine yaakaar naa ne bëgg nañu yoon bi pour ñu goudronner ñu ko xoos nañ ko waaye ñun dépassé nañu xoos pour l'instant li ñu bëgg mooy nañu goudronner yoon wi képp koo xam ne da nga jógee Ziguinchor wala nga jógee Gambie wala nga am feneen foo xam ne jógee nga fa. ñu mën a jaar fii Médina Sabax Sangap def Ngayeen Sabax Nganda Kaffrine mën a dem Touba ki nga xam ne dafay dem Tambacounda itam dootu soxlaati pour dem ba Kaolack
nga xam day dem Touba dootu soxlaati mu dem ba Diourbel parce que yoon bi bëgg nañ ñu signaler ko autorités yi ñoom it ñu xam ne yoon wi la bu gaaw pour nga dem Tambacounda bu gaaw la pour nga dem Touba. ci fàttali te ndaje ma nag ñoom ñi bokk ci kuréel gii di association pour le développement de Sangap Thiamène sàkk waale nañ ñu tabaxal CM ndongo daara yi yeewoo ci fukk ak juróom-ñeenti dëkk yëwër Sangap Thiamène ci wàllu internet tamit bëgg nañ réseau bu doy Sangap Thiamène Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. jërëjëf Alhassane Ba ñu gis ne jamono ji bari na loolu jàmbaarloo yu am ci diggante takk der yi ak ñi di askan wi am yenn saay muy jur musiba mbaa ba kumba doon nag loo xamante ni ñenn ci askan wi daan nañ ci yëkkati ay kàddu gis ne daal fu mu ne nii faaw ñaari côté yëpp daal di xoolaat bu baax a baax seen doxalin ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi xam li leen tax a jóg di seen liggéey waaye askan wi tamit xam tamit ñoom ñooy takk der yi li nga xam te ni moom moo di seen liggéey ki di Mame Khady Diéry Fall demoon seeti leen. jàmmaar yooyu jur yenn saay ay ñaawteef yu ñu nemmeeku ci diggante waaye takku der yeeg population bi di gën di takkarnaase ci fan yu ñu nekk tax na ba citoyen yi le di ci wax xale bu góor bi le moom di gis ne ñi le di way takku der yi ñenn ñi dañoo war a seetaat seen doxalin. vraiment c'est déplorable parce que ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo ñu war a yiir protéger wu maanaam yore suñu kaaraange bu fekkante ne tey ñoo ñuy xoqatal. waaw population bi mënatu leen ñeme te rapport entre homme de tenue ak civil warul demee noonu. Sénégal dañ naan dëkku teraanga la te ku ne dëkku teraanga xam ne respect mu ngi ci considération mu ngi ci donc et tout. ñaawteef gu bëri gu war a dakk nag lii la étudiant bi lee daal di gis. li nga xamante ni ñoo war a njëkk a appliquer yoon appliquer wuñ ko nag di au contrepartie sax di utiliser yoon tey comme arme di dal ci seen peuple yoon dañ leen war a sanctionner il faut que ñu xoolaat tàggat yi ni ñu leen di tàggatee tàggat bi du ci dem jël leen yóbbu leen tëj leen for di dëpp mais dañ leen war a jàngal ay valeur ak ay yoo xamante ni ñoo na ci biir naka la ñuy aborder nit ñi nan la ñuy wax ak ñoom parce que avant tout d'abord dañuy sous-entendre que ni nitu yoon yooyu noonu ay intellectuel lañ d'abord. Waly Diouf moom di ab étudiant di gis ne civil ak way takku der yëpp war a joxante cër. man dama koy féetale daanaka si ñoom ñaar ñëpp donc policiers yi nañu def li nga xam ne peut-être mooy seen liggéey muy protéger askan wi ci lépp na mu waree askan wi aussi xam ne la police est là pour ñoom aussi ñu teg ko ci yoon. Moustapha moom tamit di gis lu ni mel. loolu jàpp naa ne loo xamante ne nii la du tey la bees xëy na tey la ñuy soog a gis manifestation yi. policier bi mu xam ne déjà population bi newuñu seeni ennemis ñoom ñoo leen war a protéger et pour nga protéger nit ki aussi il faut mu ñeme la parfois da ngay dem ci police yi da ngay rebatas li nga fay fekk beneen affaire lay doon et population bi aussi loolu dafa bokk ci li nga xam ne da leen di soril police yi donc nañu fexe ba suñu police bi nekk police de qualité. nekkinu way takku der ak ñi lii di civil yi nag mu ngi wéy di gën di ñagas bu fekkee ne yenn ci ay citoyen dañu gis ne ñi lii di way takku der yi ñooy wane seen doole ñu gis ne ñi lii di civil yi ak way takku der yi ñoom ñëpp ñoo war a defaraat seen toogaay xoolaat nit ñi doxalee. Mame Khady Diéry Fall la ñu jaar noonu dem ba biti réew xooli jële fa xew ñu ànd ci ak Fatou Bintou Diouf. ñu dooree xibaaru biti réew yi ca Soudan foofee nag xam nañ si jamono ji nag ñan ñoo nara nag sekk boobee conseil souverain ñu toll nag si ñaar fukk ak benn kuy xamle bi le xibaar di Chamsidine Kabashi moomee yor kaddu conseil militaire de transition mbir ba ma ngi ko xamle rek ci ab télévision nationale foofee ca Soudan bi le nag mission danañ ko dénk ki nga xam ne moom moo di Abdel Fattah al-Burhan si ñaar fukk ak benn weer nag moom danay présider li nga xam ne nag moom mooy conseil souverain boobee nga xam ne nag jébbal nañ ko gannaaw nag ba ñu dàqee ki nga xam ne moom mooy Omar El Bachir niki tey jii nag ci 11h ci lañ koy jébbal lenga yi ngir rek mu mën a sóobu ci li nga xam ne nag moom la ñu bëgg rek ngir nag mu wéyal ko ci biir réew Soudan waaye comme niñ ko xaatimee rek ci gaawo ba ñu weesu si diggante militaires yi ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo doon amal rek toogaanu ñaxtu yi général Al-Burhan dina jébbal place am bu weesoo ñaar fukki weer ak juróom ñett mu doon nag ab période boo xam ne danañu jëm ci ay élection yoo xam ne nag élection démocratique la ñu nar koo amal ci atum 2022. buñ fa
fa jógee dañuy jëm fële ca Burkina Faso gannaaw nag fitna ba nga xam ne am na ca Koutougou ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fare ci kujje gi ñoom ñoo génn nag di ñaawlu li ni mel ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama ñoom ñoo jot a ñàkkub seenu bakkan lu toll si juróom si jamono ji ñoom nag ñoo ngi leen di wër waaye ñu bëri jëlee ci ay gaañu bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànku nguur gi jàpp nañ ne bile fitna nag bokk na ci fitna ya nga xam ne nag la mu fàtt ci ay doomi aadama jéggi na dayoo gannaaw nag mbicco mbaalo bi am ci bi tàmbale nag ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom ba léegi waaye bu ñu sukkandikoo ci Union pour le progrès et le changement du UPC fare nag ci kujje gi moom jàpp na ni nag jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo def li ni mel du saafara si nga xam ne moom la ñu soxla waaye tamit ñoom nag ñu ngi ciy porox ndollu di duut baaraamu tuuma ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànku nguur gi ndax ñoom jàpp nañ ni ñooñee sax dañoo lajj ci mission ba nga xam ne moom la ñu leen dénk ngir rek wattu kaarange askan wi waaye nag ñoo ngay sàqu ci njiito réew bi di Roch Marc Christian Kaboré mu tekki ndombal tànkam ak ñi mu àndal ci nguur gi waaye tamit mu fexe rek ba taxawal rek ab équipe boo xam ne dana mën a wattu kaarange rek yenn ci ay gox ak goxaat waaye tamit danañ delloo si waat jàmm ci biir Burkina Faso. ñu jeexalee xibaaru biti réew yi ak tekki ndombal tànk ki nga xam ne nag moom moo toftal ci ka jiite wàllu justice ci réew bu nag Pologne moomee sax ma ngay wuyoo ci turu Lukasz Piebiak moom ma nga toog tekki ndombal tànkam di ki biig ci gouvernement boobee nga xam ne nag bokkoon nañ si gannaaw nag site d'information bu nekk ci réew mi ñu tippee ko nag Honnête PL siiwal nag ay mbir yoo xam ne moom sax daf ci lëkkaloo ak ñi nga xam ne dañoo ŋànk wàllu justice moom moomee sax ñu jàpp ne nag wàllum campagne de haine wala diffamation rek la doon amal ci ay juge yoo xam ne saa su nekk dañuy yëkkati ay kaddu di ko xarab nguur gi moomee sax si jamono ji ma ngay teggi yooyu le tuuma ba mu set moom jàpp na ni nag dañoo bëgg a tilimal nag deram li nga xam ne nag moom lañ koy toppee defu ko benn yoon waaye ñooñee nga xam ne nag ñoom ñoo siiwal li ni mel dana leen topp fa ma xam ne doonee benn ngir ñu leeral li ni mel ndax jamono ji nag dafa am ñu bootu ci gannaawam te du ko nangu benn yoon ko bàkk ba daanu xibaar yi jëm ci tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis ñu door ko ak li nga xam ne mooy Jeux africains yi ca Maroc. waaw ci foofu lañ koy dooree xibaar bi nag moom mooy sunu gaynde yu jigéen ñi di yëngatu ci wàllu karaté ñoom nag bokk ci équipe nationale ñoom nag tey jii ci ngoon la ñu war a jël roplaan bi dem fële ci championnat ci Jeux africains yooyu la waaye nag boo moytu nag du ñu dem li ko waral nag moom mooy nee nañu bu ñu leen joxul seen prime du ñu dugg ci avion bi te du ñu dem loolu nag ba nga xam ne jaaxal na direction technique bu karaté Sénégal jaaxal na ki nga xam ne mooy seen entraîneur ki di Fodé Ndaw ñu déglu ko tey jii bi mu ñëwee ci sunuy bërëb bi. Les athlètes nous ont annoncé. athlètes yi dañoo yëgal ne ñoom dañ leen war a jox ay ndàmpaay balaa ñuy jëm ci Jeux africains yi suñu direction technique bu karaté ba ñu yëgee loolu dem nañ gisee waa fédération bi waxtaan ak ñoom professionnellement man mii participé naa Jeux africains en 1995 mais jot na nag ñu régler problème yooyu. Ce qui se passe et là on est dans une situation très compliquée et très difficile. ñu ngi dem ci joŋante Jeux africains yi te bëgg naa Sénégal nekk ca kanam moo tax may ñaan fédération bi ñu gën a jàppale ndaw ñi motiver leen ndax ñu mën am ndam. On est parti au Botswana pour la première fois. Ils n'ont pas reçu leur prime. Ils n'ont pas reçu leur per diem. Nous les entraîneurs. ba ñu dem Botswana pour la première fois jox ñu leen benn ndàmpaay ñun ñoo leen ñaax ba ñu nangu dem ba ñu yeggee jigéen ñi ñoo nekk champion d'Afrique maa ngi la ñuy jéem a ñaaxaat suñu autorité yi nag il faut ñu motiver xale yi. Revenir sur leur décision mais je me dois de dire aux autorités d'essayer d'accompagner ces enfants du pays, ces enfants de la nation qui aiment le Sénégal. kon nag kooku moo doon Fodé Ndaw bi nga xam ne mooy responsable équipe nationale bu karaté bu Sénégal. mu nga kon dañ fay jóge ñu dem nag ci phase nationale yi ci nawetaan yi la lañ ci mën a jàpp. te Louga lañ jëm démb lañ doon ubbi li nga xam ne moom mooy phase nationale yi ci njiiteel kii di ministre des sports Matar Ba waaye match bu rëy moo fa amoon diggante Mbarbat ak kii di dëkkandoo mu ñaari ASC yi dëkk fële Louga te ASC yu populaire lañu match bi nag dafa mujjanteel dafa témboo
Togo ku nekk am na benn bal ca match boobu ñu def rek dégtal leen kii di tàggat équipe wu dëkkandoo bi ñu koy wax Mohamed Ndiaye ci micro Omar Kayre. tey moo doon suñu premier match mooy suñu première sortie on avait bien préparé pour gagner le match mais yàlla def na ni ñu jël un point quoi c'est un match de poule on joue 3 matchs li amoon solo moo doon ñu gënoon am solo moo doon ñu gagné mais gagné wuñu am nañu un point li ci am solo mooy ñu tirer ay enseignements ci match yi vraiment gën a liggéey encore pour que au moins suñu prochaine sortie ñu mën a am victoire quoi. booy yi dañu manqué un peu de lucidité quoi mais boo dee joué équipe bu manqué da ngay garder ballon bi jëm ko circuler pour créer le déséquilibre mais malheureusement ils étaient pressés dañu doon sànni ballon yi bon te loolu waxuñu leen ko mais nag bëggoon gagné boobu rek boobu la ci dugal mais c'est pas mal de toute façon mooy maa ngi leen félicité bu baax di encore félicité aussi Marbat. waaw ñu des ba léegi ci joŋante boobu Marbat di équipe bi nga xam ne moom nag dafa teel a joué à 10 bi ñu doowalee bal bi ba ci kanam ñoom bi ñu dugalee but rek ba pare maanaam ñu encaissé but foofu nag la ñu jox carton rouge seen benn attaquant waaye nag loolu nag taxul nag ñu jàpp ba mu dëgër ba mujjee am fa benn match nul waaye nag ki leen di tàggat di Dogo Sarr moom nag nee na mu ngi wax nag moom lan la ñu bëgg ci phase nationale bi ñu déglu ko ci micro Omar Kayre. au moins bu mun am 3 ñoom 1 point yi et ñu ngi sant yàlla bi ñu jëlee 1 point bi et dañuy dem suñu kër defaru jiwaat ñëwaat parce que championnat la il faut ñu am maximum de points pour mën a génn en deuxième tour waaw l'essentiel moo doon ñu ñëw tey jii bañ a perdre suñu match et ñu ngi doon ci ak équipe boo xam ni xëy na nee nañ moom mooy favori bi parce que moom moo gagné championnat régional bi pour ñëw représenter région bi Marbat invité la mais ñëw fi pour figurer kese non Marbat dafa ñëw pour jël coupe bi loolu moo ñu indi et bu ñu ñëwaatee dinañu xam ne Marbat ñëw na et mën naa leen promettre que ni chaque match Marbat dinañ gis équipe bi di monter en puissance parce que jël coupe moo ñu indi. ah gis nga de. mu ngoog nee na jël coupe moo leen indi. kon nañ jël coupe bi mu nga Louga juróom benn équipe Louga ñoo bokk ci phase nationale yi. waaye nag Ndakaaru tamit. mu ngi fa taxaw Ziguinchor indi na ASM kii nga xam ne mooy Diourbel indi na ASM waaye nag phase nationale la yoo xam ne neexul ba neexul Louga daal ñoom ñoo mën nawetaan stade ba fees na match bi mu nga doon am 18h waaye 15h stade ba fees na. kon bokk waa Louga ñoom kafuñu ci réewuñu si dinañ ci xaar seen tànk tubéy kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Tidiane Gomis di la jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. bu neexee yàlla kon ñu daal di jàll nag ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di li ci yéenekaay yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal nag jàmm waaye lu aju ci faatum ndem si yàlla Amar Mbaye ca Thiès Walf Quotidien autopsie ba am lu mu feeñal ci anam yi Amar Mbaye faatoo yéeni cabinet bu ñu sukkandikoo ci autopsie gi ni mel kii di boulanger bi di Amar Mbaye ci anam yu méttee métti ca tar lool ci la faatoo ay damm-damm yu bari ci yaramam ak deret gu tuuru jëlee na ko ca ma Fatim Mbaye di waajuru ndem si yàlla Amar Mbaye ay kàddoom ci Walf Quotidien ne ndok gannaaw autopsie bi am na lu mu jot a feeñal ci li sooke faatub doomam ma Fatim Mbaye ne ak ñam ca feegool maanaam njaboot gi taxaw nañu ngir kalame ci yoon ala xam maanaam porter plainte contre X sàkku nañu itamit procureur ngir mu càmbar dossier gi ni mel général bi di Le Quotidien gannaaw génnub àdduna ndem si yàlla Amar Mbaye mbir ya jax na lool ca capitale du rail faatoom jur na fa waxtaan te doon lu yem ñu bëri général bi ne waaye la tukkee ca autopsie ba firndeel na maanaam wone na ne jàmmaarloo amoon na diggante takk der yeeg dawalkatu jakarta yi ñu dem ci général bi di Vox Populi fekk fa Maxa Diop te ñu gën ko xam ci El Capo di ab policier te am ñu ko jotoon a tuumaal ci faatum ndem si yàlla Amar Mbaye général bi ne El Capo mujjee naa leeral mbir yi daal dina ca setal boppam ne mbir ya fa mu xewoon néew fa woon ne fekkewul te yëgul tinul te laalewu ca leneen ci ay kàddoom ci Vox Populi moom El Capo fàttali ne capitaine Mbeng am na dëgg ci moom ndax ci jamono yàlla ñu weesu capitaine Mbeng jotoon na ko xamal ne na def ndànk ci Thiès ndax Thiès gile neexut a liggéeyee yéenekaay bi di 24 heures bugg a xam ana ki faat ndem si yàlla Amar Mbaye autopsie ba wane lu doy waar ca na mu faatoo ci anam yu méttee métti démb lañ ko jébal boromam ca Thiès njabootam ne daañu porter plainte contre X maanaam daañu clamé ala xam 24 heures ne bu dee procureur bu Thiès ma ngay saytu bile dossier ñu wax ci dossier geneen di politique ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien mi ñu dégtal jafe-jafe yi am ci PDS ci waxtu wile ak nam ca maître Abdoulaye doxalee booba léegi te nëbbu ci lenn yéenekaay bi ñu fàttali ne te moo ne de duguleet ndax lu ko dalee ci atum 2009 ba tey ci la taxaw ngir dooleel doomam di Karim Wade joxoon ko ay ndombal tànk yu bari ca nguruk soppi ga woon jox ay ndombal tànk ay jegeñaale Karim Wade ci secrétariat national bu PDS am ñu fa jëlee ngir bëgg a dooleel Karim Wade yéenekaay bi di critique xëy na ko déggal ne secrétaire général bu PDS daanaka mujjee na tàbbi ci loxoy Karim ak ay nitam ci génération du concret
après bu dee Sara Sall doonoon vice-président bu fédération nationale des cadres libéraux mujjee na ba maanaam tekki na ndombol tànkam ci kuréel gi ni mel Abdoul Aziz Diop ma ca newoon daal dina ñaawlu doxalinu maître Abdoulaye Wade ci li ni mel ne tànneef ba ca Abdoulaye Wade def dëppawul ak yoon Abdoul Aziz Diop ay wax waaye ñu wax ci mbirum Omar Sarr ci biir yéenekaay bi di Le Témoin mi ñu xibaar ne daanaka Omar Sarr digganteem ak Abdoulaye Wade demeetu ni am ñu delloo seen ndombol tànk dañ leen joxoon ci secrétariat national bu PDS ku mel ni député Abdoul Aziz Diop ba ci docteur Cheikh Tidiane Ndiaye Babacar Gueye maître Amadou Sall Alinar Ndiaye ba ci Sara Sall ak ñeneen ak ñeneen tax Sud Quotidien xëy ci amal taxaw seetlu ne ñoom ñi leen ndax Omar Sarr mun na leen jiitam déet yéenekaay bi di L'Exclusif xëy di ñu dégtal njiital IPRES di Mamadou Sy Mbengue ma ñu ne ana ñan ñoo ne ci ginnaawam ana ña koy dooleel gannaaw coow li ne cobboy ca IPRES ak yorin gu bon rawatina luubal koppar gañu ne am na fa te toll ci ñeenti téeméeri million IPRES ne ci guddi gu bër setagul am ñu sàkku ñu audité googule boîte ñeneen ñi jàpp ne directeur général ga fa ne dafa war a tekki ndombol tànkam L'Exclusif di ñu xamal ne Mamadou Sy Mbengue moomule njiital IPRES jegeñaale première dame la Marième Faye Sall ma ñu ne moo koy dooleel yéenekaay bi di Les Échos ne ana lu tax rapportu 2017 bu ARMP ma ñu doon xaar ci njeextal 2018 te booba léegi génnagul yéenekaay bi ne bokk na ci mbirum politique moo ca la xasu ndax ARMP bëggutoon a siiwal googule rapport 2017 ndax doon bañ sulli ay mbootu nguur gi gannaaw ñaari weer a desoon ci élection présidentielle yi ñu weesu ba ca dollee ko bokk na ci coow li ne cobboy ci mbirum pétrole Sénégal gannaaw élection présidentielle yi tax ARMP bëggut a siiwal rapport 2017 njiit ma di Sayer Niang te moo ne de mandaam jeex na bu yàgg te ba tey mooy weddi yilif lii di ARMP yéenekaay bi di L'As ne waa aar lu ñu bokk ajuma ji ñu jëm daañu sóobuwaat ci yëngu-yëngal nas ay plan yu bees ne daañu amal ay téedefalu ñaxtu ci ambassade yu Sénégal yu bëri fu mel ni Paris Milan New York Bruxelles Ottawa ak feneen ak feneen buñ ca noppee daañu waxtaan ak askan wi ci mbedd yeeg gaaru ceer yi fu ne daañ fa joxe flyers lépp ngir bëgg a gindi askan wi ci li wundu lii di pétrole ak gaz bu Sénégal daañu taxaw fépp wax ko fa Dakar Times ne wax jot na balaa musiba di am ca pont Émile Badiane ba ne ca Ziguinchor ndax màggetaayam te kaaraange amatu ko yéen cabinet pont gi ni mel saay su ne mun naa nërmeelu te moo ne de nguur gi jotoon na ca xayma lu tolloog juróom-ñetti milliards ngir defaraat ko te liggéey googee mu ngi ko dénkoon société bi di Eiffage ci atum 2009 waaye booba tey dara tàmbaleegu fa ci waxtu wi lay jaar ca pont Émile Badiane boo moyul sa bakkan ne ci xottu gerte yéen cabinet réew mi quotidien tali bi saay su ne ay bakkan di ci rot ndax ay accident yu bëri yéen cabinet l'évidence ne ci yooyu le accident tax na jaru ngi ñu dénk wàllu dem beeg dikki bi di El Hadji Omar Youm àdduna ci ne bu ñu buggee lii di accident yi wàññeeku foog ñu faratal lii di contrôle routier maanaam di saytu saay su ne ñi daw ci tali bi yéen cabinet Le Soleil xëy wu tali kaw gi ne nawet gi demeewu ni ndox bareegul tax na nguur gi jóg na jël ay matuwaayam fas yéene jàppale maanaam gunge béykat yi direct info ne tey ma wax leen li gàllankoor tàggat yaramu Sénégal sportu Sénégal la ko feebarloo bokk na ci ñàkkum jumtukaay ndaw ñi amatuñu fu ñu tàggatoo espace public amatu fi daanaka def nañ ko dëkkuwaay la koy firndeel bokk na ci la xew ca terrain bu HLM xew ca terrain bu Sicap ak Jëppal ak feneen ak feneen ndaw ñi amatuñu fu ñu footballé wala baskette fa ndax coowal suuf yéene kaa bi di tribune coow juddu na ci mburu mi bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi boot boulanger yi Modou Gueye ma leen jiite ay kàddoom ci tribune gis ne masla bi dafa doy ne faw ñu soobu ci grève bu ñaxtu ci diiruk ñetti fan lu ko dalee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer gi ñu ne ba fanweeri fan ci weeru août mburu du am daan ci du mooyu boulangerie leneen ci ay kàddoom moom Modou Gueye gis ne nguur gi lam leen digoon defu ko rawatina jawri ngi ñu denk wàllub njënd ak njaay di Aminata Assome Diatta ma ñu ne def leen a assommé maanaam def leen a sànk ndax la ñu digaale woon defu ko ba tax na boulanger yi ne ci waxtu wi le kenn mënatu leen a tere ñu grève waaye yërëm naa ci lool suñu mbokku alpulaar yeeg joolaay nara toog lu tolloog ñetti fan te duñu gis mburu ana fuñ koy waxee Abdoulaye Bopp rawatina suñu mbokk ndaw kundaay kon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saween yi ñoom gisuma leen mbaaw kon ma leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bu rafet bi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo si jàpp ba mu yemb ci Walf TV leerug jamono baatub ñi amul baat xam leen ni seen kóolte mooy lu ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggul ñeen doog jàmm ba suba ak jàmm incha allah